bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi duñu seetaan ñu ngi lay dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média am ci bànneex bu baax a baax saa bu nu xamee ne yéen a ngi jàkkaarloo ak ñun macha allah ñu ngi nuyu sunu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah ba tey ci nuyoo yi ñu ngi dem nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex di leen nemmeeku di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan macha allah. buñ ñu ñaanalee rek macha allah yàlla dana d'accord noonee la ñuy bàyyee xel ñi nga xam ne itam ñooy sunu ay xalifa généraux nu ngeen ñaan yàlla yàggal seen taxawaay te mu ànd ak wér mucc ak muccule macha allah yal na leen ko yàlla defal yàgg leen fi lool te wér. ci loolu ba tey dinañu dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di wax rek maladie ne ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ànd ak di leen ñaanal yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu gaaw wér ba dellu seen ay activité dinañ ci boole ñi nga xam ne itam ñoo nekk acteur de la santé yi nga xam ne léeg-léeg ñi mel ni Eva dañuy wax ne docteur daal warul feebar lu yàlla xam rek doy na yàlla baaxal lépp macha allah ñu dugg nag ci biir prison yi képp koo xam ne caabi daf la féete gannaaw ñu ngi lay massalu coono toogaay boobu àdduna moo ni mel ku fi nekku ne di nga ñam ci fi am les hauts et les bas de la vie waaye nag yàlla muccal ñu macha allah ñu bàyyi xel ñu baax woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy kontaan nag ci ànd ak yéen bu baax a baax di ñaanal itam daal sunu ay soppe yoo xam ne saa su ne macha allah dañuy taxaw rek ngir émission bi gën a baax ñu fàttaliku suñu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na yàlla tas ñu ci seen barke te yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah ndoy baan maa ngi lay dalal ak jàmm donte tey da ngaa xëy xumb lool. bu ma neexoon la ngay wax fii yëpp ba di ko wax ñëpp di dégg waaye nigal ma noppi liñ naan hors antenne dafa am inbox dafa am. daa dëgg rek laay wax moom mbir yi moom mi ngi noonu rek jaajëf maa ngi jaar lu yàlla xam doy na kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp di ci jiite sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañokor yëpp sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy ziar ak moom ak soxnaam di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ñi seetaan di ziar moom parent Djibi Diagne di ko ñaanal wér gu yaram bu baax di ziar sama professeur bi nga xam ne professeur Djibi Diakhaté waaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ci jàppale beeg lépp waaw moo xam ñëw na wala ñëwul ci téléphone beeg fu soo defee lu dul yoon mu wala ne la defoo lu dul yoon soo defee lu dul yoon mun la félicitation te vraiment moom professeur Massamba Gueye noonu la koy doxale Lamane Mbaye noonu la koy doxale donc nekkuñu ci rajo yeeg télé yi di wax rek soxna Fatou Sow Sarr Abida Waré voilà ñoom ñëpp dañu leen boole club Waré waaw c'est ça ñooñu tooguñu rek di wax lu ñu neex am nañ ay mag yoo xam ni vraiment ay borom xam-xam ñoo xam ni réew mi validé na ko nekk ci sunu ginnaaw du ñu bàyyi nopp heure bu ñu defee loo xam ne du yoon rek ñu xëcc nopp yi loolu ñu ngi ko ci ñaan bu baax a baax te naan ko xam-xam bi yàlla na sax waaw amiin yaa rabbi kon boog sama ñaan dama koy teg ci sa bos di wax professeur bismillah kontaan nañu lool ci dalal la tamit ci thème boo xam ne wax dëgg yàlla boo ci indee sa xalaat dana gën a baaxal toogaay bi gën a baaxal li nga xam ne mooy xalaat yi bismillah jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ndokkeel ci seen émission bu am solo bi ak leneen li ngeen def yu bëri ci réew mi yoo xam ni li ko tax a jóg nekkul seen bëgg bopp ak seen mbiru bopp waaye defar pour penc bi yëpp la loolu dafa am solo gis nga boo dee xool penc yu bëri li ko defar wax la li ko yàq tamit wax la waaw moo tax wax dafa doy waar dafa am benn bindkat bu tudd Hölderlin dafa ne li gën a am solo li nga xam ni doomu aadama jox nañ ko moom mooy làmmiñ waaye nag nee na làmmiñ boobu ni mu mën a amee solo ci moom safaan bi noonu la mën a amee tout dépend ci la nga cey génne waaw ba tax na boo dee xool dëkku tubaab yi bu ñuy wax démocratie ci wax lañ ko tegoon 5e siècle avant Jésus-Christ foofu ci Grèce dafa amoon barab boo xam ni buur ba fa nekkoon tudd Périclès daf ko defaroon pour nit ñi ku nekk loo am looy wax nga ñëw daje foofu wax ko barab boobu ñu ngi ko tuddee woon Agora 5e siècle avant Jésus-Christ ñu jàpp ni démocratie ci réewu tubaab bi daanaka foofu la sosoo
boo ñëwee ba ci suñu penc yi tamit nga ñëw Fuuta Almaami Souleymane Baal moom ak Imam Moussa Kane dañoo tabaxoon barab boo xam nit ñi dañoo amoon possibilité ku nekk lu la naqari ak lu la neex nga ñëw foofu wax ko fa bokk kook nit ñi mu nekk place waxtaan. kon dafa mel ni lii ngeen di def tamit nag mu nekk wareef dafa aadawoo ci loolu donc loo xam ni barab la bu nit ñu sell di fi ñëw di waxtaan man ñi ma fiy suivre yëpp parce que ku leen di suivre la lu rafet lañ fi wax thème yu am solo ngeen fiy yëkkati kon donc maa ngi leen di ndokkeel ci loolu ci liggéey bu am solo boobu yow mii ngay def soxna si ak Ndoye Bane tubaarkalla yàlla na leen yàlla fay yàlla lu baax li ngeen di wax di ko defar penc mi dégg ko te ak defaroom daal di ci soqi ko. macha allah yal na yàlla nangu ñaan mbokki téléspectateur bi nga xam ne mi ngi toog di jàkkaarloog ñun ñu koy fàttali ne mi ngi seetaan émission wareef mu tolloog ñaari semaine yoo xam ne ñu ngi waxtaanee li nga xam ne mooy citoyenneté ak patriotisme ñaar yi ni ma koy waxee rek dañu nekk en fusion parce que benn du ci dem bàyyi morom ma bi njëkk mooy citoyenneté boo nekkee un bon citoyen forcément da ngay nekk un bon patriote parce que boo nee nañu citoyen bi loolu statut la noonu lañ koy waxee professeur dina ci dikk waaye nag patriotisme dafa lay yóbbu bu lépp matee nga daal di bëgg sa réew ñàkk ko xam ne réew mi wax dëgg yàlla bu dee defaru sa loxo da cay nekk mooy li ñuy wax rek dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi am naa yaakaar ne moo ko gën te yéen itam da ngeen di feggoog man ci xalaat macha allah kon boog mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee. ngeen indi seen xalaat ci waxtaan wi Ndoye Bane bismillah. waaw ci professeur laay ñëw rek professeur. laaj ko ci ni mu gisee dëkk bi. nit ñi ni nga leen gisee. est-ce que ay patriotes lañu est-ce que ay bons citoyens lañu. Sénégal. waaw question bu xaw a métti la waaye li ñu mën a wax moom mooy dëkk bi da nga ciy gis ñaari façon yëpp. dafa di nag dañu nekk ci dëkk boo xam ni. li gën a gàllagoose la ñuy wane. li gàllagoose maanaam li nga xam ni dafa wàcc yoon. moom la ñu war a moom la ñuy gën a wane li ko gën a wax. waaye li nga xam ni dafa taaru rafet. jekk dafa mel ni duñ ci teg suñuy bët lu bëree bëri. alors que loolu la ñu war a gën a jox cër. lu rafet lu jekk. am na fi ñoo xam ne lu rafet rek la ñuy wax. am na ci loo xam ni lu jekk rek defar rek la ñu ne am na fi te bëri na fi alhamdulilah rabbil alamin boo gisee ci lu yàggul li xew jumaa Masaalikul Jinaan lu rafet a ngoogu boo xoolal loolu symbole yi ci dugg yëpp maanaam jumaa joo xam ni ci ñi ko sos doomu réew mi lañu. te du ñu ni ay murit kese lañu du ñu ni ay tiijaan kese lañu du ñu ni ay laayeen kese lañu du ñu ay ñaseen kese lañu du ñu waa Pire kese la wala waa Ceneba kese lañu du ñu sax ay jullit kese lañu. ñëpp dugal nañ ci seen wàll maanaam teg nañu ay kees def ko Masaalikul Jinaan lu waaye am def ci ñii am lu ëpp ñii de ñëpp ba mu mat koppar ba ñu soxla woon tabax jumaa ji xam nga loolu premier symbole bi mooy nit ñu ci ñëpp ku ci nekk dugal na ci sa loxo ba mu yegg foofu alors bi mu yeggee foofu bañ ko waree ubbi xalif bi ñëw war koo ubbi ñenn ñi mënuñu woon a jote ci jumaa ji ci li ma dégg ci li journaliste yi wax am na ñoo xam ni ci église la ñu jullee waa église ba ubbil leen église ba fompal leen ko ba mu set may leen ñu teg seeni sijaada ak seeni basang pour julli xam nga loolu wetu këram la waaw tubaarkal la kon xam nga loolu symbole bu rafete ngoogu macha Allah symbole bu rafete ngoogu te loolu tamit damay wax ni lu ñu tabax depuis lu yàgg la ba ci au moins monseigneur Thiandoum diggante bi mu doon dox moom ak sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh yu demee noonu mu nekk taxawaay bu rafet donc loolu dafa nekkoon symbole beneen symbole bi mooy bu ñu ko ubbee ba ca ngoon nga tijaan yi ñëw def fa seen xadara dëgg xam nga loolu dafa rafet ñi nga xam ni baay la ak doom muy maître Abdoulaye Wade ak son excellence président Macky Sall nga xam ne baay ak doom la ñoom ñaar lu nekk séq nañ ko ñu dem dajaloo nuyoo ñu jàpp ni loolu ak juboo mën na ci ak gisante mën na cee juddoo alors loolu yëpp pour wan la ni lu rafet am na fi am na ñuy dox lu rafet di wax lu rafet di def lu rafet am na fi waaye boo ko dee xool nag am na ay ñoo xam ni malheureusement ci lu mu gën a ñaawee ci loolu la ñuy dox démb dama dajeek benn entraîneur de football bu mag bu nekk ci staffu équipe nationale ñuy waxtaan mu ni ma xam nga professeur dañoo toll ci réew moo xam ne nit ñi boo leen waxee kaay leen añ sax ñu am lu ñaaw luñ ci gis boo leen waxee dëkk bi yàlla na am jàmm sax
ñu ni kii lu tax muy wax loolu. dafa am leneen lu muy dox dëkk bi yàlla na am jàmm donc boo ko waxee nga am problème. waaw léegi nag ñooñu moom dañoo nekk beneen catégorie. boo xam ni ñi ngi nekk ci réseaux sociaux yi lu ci ëpp. maanaam lu rafet lu ne ñu jéem koo gàkkal. loo xam ni dafa jublu ci defar lu ne ñu gis ci ab yàq. waaw ñooñu malheureusement ñi ngi ci réew mi ñi ngi ci kër yi tamit nag. ñi ngi ci quartier yi ñi ngi ci réew mi ñi ngi utiliser ay jumtuwaay du yàq. waaye heureusement dañu nekk ci réew moo xam ne nag tamit dafa am ay kenn yu ko téye. dafa am kenn yu ko téye loo xam ne lu rafet la lu jekk la lu taaru la ci taarix boobu ba léegi ñenn ñi nekk ñu ci dox yéen ci loolu ngeen di dox Ndoye Bane mii ci loolu lay dox. waaye nag comme ni ma ko waxee léegi dafa am ñoo xam ne ñoom lu baax ku koy dox da nga leen di indil problème. gis nga bi Ousmane Sembène di bind la mandat. waaw xam nga yàgg na. le mandat ay années 70 yooyu yàgg na. mu ni dañoo toll ci réew moo xam ni ñi fi jag ñoo nar a am problème ndax ñi jagul bariwuñu ba pare di yàq foo leen fu ñu toll. loolu ba mu koy bind yàgg na. L'honnêteté est devenue un délit dans le pays. ba mu koy bind yàgg na. kon nga war a xam ni effectivement am nañu ay jafe-jafe mais nag boo ko dee xool noonu la réew di doxee day am ñuy defar am ñoo xam ne dañuy yàq. waaye nag nañuy continuer di defar rek ñi nga xam ne dañuy yàq tamit di wax ak ñoom rek ba nga xam ne xëy na ci li ñu ne dinañ dem ba xam ni am na lu ko gën ñu ñëw bokk ci defar bi waxuñu nag ñëpp dañoo war a bokk gis-gis. ñëpp dañoo war a bokk jubluwaay. waaye ku mel ni Amadou Hampâté Bâ dafa ni liy taaral tapis mooy couleur yu wuutee ca ne. waaw ce qui fait la beauté d'un tapis c'est la variété de ses couleurs couleurs yi wuutee fa ne moo tax tapis bay taaru. waaye nag loo wuute ba na jëm ci defar. waaye bu mu dem ci yàq. yéen ku leen déglu da ngeen naan nañu def lii nañu jéem a jublu fii loolu baax na mais koo xam ni danaan kii li muy wax baaxul dagg fa mu gën a ñaawee kooku indiwul xalaat yàq moom moo ko tax a jóg malheureusement nag loolu am na ci penc mi waaye am nañu taarix ak kenn yoo xam ni dëgërwaay boo xam ni yaakaar naa ni ñooñu mën nañu def gesticulation bu leen neex waaye am na ci ay citoyens yoo xam ni taxaw nañu pour defar réew mi teg ko ci defar lu jub defar lu sell defar lu yiw loo xam ni day jëmale penc mi kanam. macha allah ci professeur Djibi Diakhaté ci waxu Amadou Hampâté Bâ ni nga ko waxee noonu itam ma dolli ci rek bi muy wax ne Kakata dañ naan fu mu dafa bare couleur fu mu dem jël couleur am moo ne Kakata noonu ni muy doxee lu baax la. ndax foo dem rek nga daal di boole sa bopp ca fa nga nekk. loolu tam lu am solo la macha allah ci moom. Ndoye Bane. professeur gis nga bu njëkkoon rek soo déggee tout le temps da ngay dégg ñu naan ñu njëkk ña. dafa mel ni ñooñu gënoon a civilisé. ñu njëkk ña ñooñu gënoon a bëgg lu baax. ñu njëkk ña ci waxu nit ñi ñu njëkk ña ñooñu gënoon a set ñooñu gënoon a nekk ay patriotes ñooñu gënoon a nekk ay bons citoyens léegi dafa mel ni ñun léegi dañoo commencé di perdre suñu repère. perdre suñu tradition perdre suñu li naan commencé nañoo perdre notre être loolu lan moo ko waral. loolu la Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax tumranke yàlla na yàlla yokk leeram. nee na tumranke mooy nga dem ba weddi sa bopp nga dem ba xeeb sa bopp nee na loolu mooy tumranke te boo ko dee xool tumranke boobu mi ngi bëgg a bëri ci penc mi. parce que dañoo amoon façon bu nga xam ni moom la suñu penc yi rëddoo woon nga xam ne dañoo joxoon cër ci wax lu rafet ci def lu rafet. dañoo aada woon loolu dafa nekkoon suñu cosaan bu fi dëgg tubaab bi mu ñëwee am na yu mu indi yu bees yoo xam ne bokkul woon ak suñu aada ak suñu cosaan muy loo xam ne nit ki boppam rek lay seet dootul seet ci penc mi moo tubaab di ko wax individualisme nga xam ni yow sa poche rek ngay xalaat doo xalaat liy jëmale penc mi kanam loolu nekk ay esprit matérialiste nga xam ne da nga koy gis sax yenn saa yi malheureusement ci kër yi yenn saa yi nga gis ci kër goo xam ni ki am ci mbirum koom moom la ñuy gën a jox cër ñeneen ñi nga xam ne yoruñ loolu tamit donte sax moom xëy na du mag ci kër gi waaw yooyu yëpp nag da nga koy gis ci penc mi mu nekk loo xam ne xamuñu ko woon démb ak bërki dem am na liggéey bi ñu def ci mbirum mbalit mi waaw man ci sama wàll bopp ma wër Sénégal ak UCG doon waxtaan ak nit ñi ci mbirum mbalit mi waaye li ñu gis mooy nit ñi dëkk ya nga xam ne fa la ñu cosaanoo muy seen dëkku kaw yi boo fa demee dëkku cosaan day set wecc waaye bu ñu ñëwee ci dëkku taax yi nga xam ne dañu fay daje dañ naan sama yoon nekku ci loolu moom gis nañ ko ci étude boobu. dëgg waaw pour wan la ne kon. maanaam même nit ka defar dëkkam fee. bu dikkee Ndakaaru ne yoonam newu ci donc bu ko defee mën na tilimal mën na yàq ak yu demee noonu. loolu sentiment d'appartenance bu xaw a doy waar la boo xam dafay xaw a manqué. donc dafa mel ni effectivement bu ñu delloo ci suñu aada ak suñu cosaan dinañ ci gis benn ay royuwaay
maanaam ñoo xam ne ay royuwaay yu wér lañu ci loo xam ne defar rek moo leen taxoon a jóg bëgg pénc mi moom moo leen taxoon a jóg loolu nag mais am na ñoo xam ne dañoo taxaw xeex ba ñàkk seen bakkan ndax dañu ni pénc mi kenn du ko yàq loolu kay mooy résistants yi ñu fi xam yëpp nga xam ne dañoo jàkkaarloog tubaab bi ni doo ñëw yàq suñum réew jàkkaarloog moom salaamaaleykum jërëjëf Jaxate na ngeen def waay ñu ngi sant yàlla bu baax Ndoye maa ngi ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. dafay tey. da leen ziar dama bëggoon participer ci émission. waaw yow la ñuy déglu bismillah. maa ngi leen ziar maa ngi ziar professeur Djibi Diakhaté. jërëjëf maa ngi ziar soxna si maa ngi leen ziar yéen Ndoye yéen ñu maa leen ziar. jërëjëf nu ngi la koy delloo. dama wax rek si professeur wax sànq mooy li xew ci réew mi di fësal ak mbon. di def lu baax. ci yàlla. dama mos a déglu Serigne Samba yi yal na ko yàlla yërëm si taal ci barkeem. amiin waay. muy wax ne am réew bu demee ba nga xamante ne contre nan la ko expliqué am réew bu demee ba nga xamante ne ak mbon dañuy gën a fëtal. mooy réew moomu yàqu na. mu ne ak mbon même bu fekkee dafa demoon ba lim ba nga xam ne dafa ne lu mel ni góor jigéen wala yenn bu fekkee dafa am sim réew nit ñi xam ko. war ñoo di ko waxtaanee si penc mi. est-ce que. ndax day dem ba nga xamante ne nit ñi dañ koy miin ci waxtaan ba mu doon loo xamante ne dañ koy banaliser. te daanaka professeur loolu laa dégg si ni mu entré en matière am. kon sëñ daal lu mu bëgg a wax mooy ak mbon moom même muy amit nañ ko waxtaanee suuf rek waaye buñ ko fësal ba ñëpp di ko xam ndax day doon loo xamante ne dañuy dem ba banaliser ko. dëgg la. te li mu wax tamit dëgg la ne li baax moom en général. sawaruñu di ko wane parce que ñun ay kii la ñuy parce que ñun en général ay faits divers la ñuy commenté ak yooyu. nekkul lu am solo li baax mooy dafa am na ko jëlaat comme ni mu ko waxee li baax mooy monseigneur bi dem fekk sëñ Mountakha. li baax mooy yooyu baax bi nga xamante ne yor na dërëmam dimbali ki néew doole. li baax mooy. waaye li bon rek la ñuy wane. may jégalu nag si woote bi bu baax a baax di gëm ba di wax ne ku koy suivre la. dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér. may leen kii ñëpp sàmm leen. yàlla may ñu lu ñu yóbbu ci màggal bi. amiin ko bokk dem ci jàmm ñëw jàmm. amiin ndeysaan amiin. yoonu jàmm macha allah professeur nga àggali sa waxtaan. waaw moom itam mu mel ni ku kontaan la ci kàddu yi nga fi yëkkati. am na nag félicitation yu may jot ci portable bi lim ko dana ma jafe waaye daal bëri nga élèves yoo xam ne kontaan nañu fii ci sa toogaay macha allah. waaw jërëjëf kon li ma bëggoon wax rek moom mooy li sëñ bi génne léegi te ñu nekkoon ci. moom mooy pénc nag moom ak ay mbaax moo koy defar. nit da ngay xalaat bi ngay dund da ngay xalaat dee tamit. wallaay dëgg la xam ne loo def lu baax dina la fekk ci sa bàmmeel. waaye tamit loo def lu bon dina la fekk ci sa bàmmeel. kon ngay jéem a rafetal sëñ Mbay Jaxate dafa ni bu fekkoon ni dañuy fàttaliku dee fu ñu toll. lu ñaaw duñ ko tal. est-ce que. bu fekkoon dañuy fàttaliku dee fu ñu toll. lu ñaaw duñ ko tal. ne looy def dee mën na la caafe. waaw bu boobaa doo tal sax doo ko sax maanaam sa fit sax dadul xalaat def lu ñaaw wala nga wax ko. waaw loolu nag waruñu koy fàtte. dafa nekk loo xam ne dafa am solo. pénc mi nag dama yaakaar ne baax na ñuy defar tali. baax na ñuy defar ay stade. baax na ñuy defar ay monument loolu am na solo. waaye tamit nag baax na ñuy delluwaat ci nit ñi. waaw tàmbali ci kër gi gis nga soxna si boo xoolee xale yi nga xam ne dañoo nekk ci mbedd mi. waaw mais xale yii fii ak at ñoom ñooy màgg. te dëgg ci gis xale yoo xam ne ci mbedd mi la ñuy yendu. ci mbedd mi la ñuy fanaan. am na ci xale yoo xam ni dañ leen di sàkku ci mbedd mi. ñoo xam ne ñu góor lañu ay góor moo leen di sàkku. ci mbedd mi fa la ñuy fanaan ñoom ci seen biir. te ay junniy xale la ñoo nekk ci mbedd mi di fay fanaan. di sàkku wante ci seen biir. waaw ñooñu bu ñu demee fii ak at nga xam ni yar bi gën a tuuti ñu waroon leen koo defuñu ko ci ñoom. mais ñooñu tam ñan ñooy seen waajur parce que bu xale demee ba moom boppam ba nekk ca mbedd ma profilu waajur bi pour yow kan la. mooy responsabilité bi ma doon wax rek kër gi fi ma doon bëgg a delloowaat ci kër gi. maanaam ñu parce que loo gis tamit nag dafay tàmbali surtout ci doomu aadama dafay tàmbalee ci kër gi. dëgg la waaw maanaam gunge bi nga xam ni moom lañ lay gunge ci kër gi. taaral bi nga xam ni moom lañ lay taaral ci kër gi ba nga xam ni yow boo génnee ci kër gi am na yoo xam ni doo ko rus waaye da nga koy jomb. man wóor na ma ni Ndoye Bane am na loo xam ni boo ñëwee wax ma ni ma Ndoye Bane moo wax li moo ko def mën naa la wax ni la du moom te loolu
moom na ci gërëmee ay wéyjuram xam nga dafa am benn waay bu ni dafa dem benn test. test boo xam ni benn nit dong la ñu waroon recruter. waaw. léegi ñi bëggoon ñi doon def test bi ëpp nañu ay junni doomi aadama. ñu dajale leen ci benn amphithéâtre ñu toog di xaar ñi leen di testé nekk ci benn bureau par kenn mooy dugg di génn. am ki nga xam ne moom moo mujjee ñëw di def si test bi mu ñëwee fekk na bunt bi fi ñuy defee pes bunt bi dafa xaw a dëng mu defaraat bunt bi fekk ne moom ci kër ga papaam da koy wax del fay courant bi boo del fay télé bi del tëj robinet bi da koy wax ba mujj gi mu naan paa bi daal daf maa sonal man bu ma amee damay génn kër gi àggu alors léegi bi mu demee ci test bi gis bunt bi xaw a dëng mu ni fii de bu fi sama papa nekkoon danaan ma waroo jàll bunt bi te defaraat ko mu defaraat bunt bi mu duggee fekk robinet bay xel li mu ni fii de bu doon sama papa mi ngi fi danaan tëjal robinet mu daan dem tëj robinet bi. ci xel mi bi mu duggee fi ñuy defee test ci amphithéâtre bi mu gis ni am na ventilateur yu nekk ci ginnaaw yoo xam ne ña ngay wëndeelu te foofu kenn toogu fa mu daal de ni fii de bu fi sama papa nekkoon danaan ma ventilateur yi fay leen mu dem fay leen daal di taal benn boo xam ne moom ci suufam lay toog daal di toog xaar bi mu ñëwee ba tuuram ñëw ñu war ko mu war a def entretien ak ñiy def test bi ñooñu ne ko léegi yow la ñu recruter. mu ne lu tax mu ni test bi loolu nga def ay caméra la ñu tegoon loolu dañ doon xool ci yéen ñooñu ñëpp kan mooy defaraat bunt bi kan mooy fay robinet ba ak kan mooy fay law kan mooy mu dem nag ci papaam daal di ko ne ndeke ne leçon bi nga ma jox moo tax ma admis ca test ba moom mooy li nga xam ne mooy tàmbalee ci kër gi waaw éducation de base loolu nag responsabilité parent ba nga xam ne dafa wëcc xale bi mu dem ci bedd mi loolu dafa nekk loo xam ni musiba la donc il faut que boo tax benn mag bu baax bu nekk Médina Gounass dafa ne bu fekkee ne da nga nekk wéyjur boo xam ni xamoo dara waaye am nga dara waaw nga jël sa doom boo xam ni amul dara xamul dara waaw dénk ko sëriñ daara boo xam ni xam na dara waaye amul dara waaw te yow jàppale woo ko ci dara bu sa doom xamul dara bul wax dara waaw ndax moom ca njëlbeen xamul dara waaye amoon na dara waaye daal di dem ba ca mujjantal ba toseeg sëriñu daara boo xam ne xam na dara waaye amul dara ci àdduna c'est vrai macha li ma allah wax nii damay fàttali comme li benn waykat di am na benn waykat woy science sans conscience parce que loolu dama koy gis ci dëkk bi nit ñoo xam dañuy jàng ba am science mais conscience zéro démb leneen dalati na ma waa ji loolu laa ko wax dama ne ko yow da nga am science mais amoo conscience otoom la yor solo ba rafet takk karawaatam am ñaari xaleem doom yu ne ci ginnaaw waaw jóge man de yàlla bu may taseeg yow man damay wax rek damay dox rek jóge yoonu Walfadjri jëm front de terre tali bi xat su bëggee def demi tour day ñëw ba ci gendarmerie bi yaa ngi xam fi may wax ci gendarmerie def demi tour pour mën a delluwaat vers Walfadjri mais mu xam ne foofu mun fa dem mu dagg yoon bi ci kaw marché samedi bi yéeg ci kaw trottoir bi fi bu gaa yi marché samedi yi di dal alal mu yéeg fa ma séen ko rek ma xaar ba mu yéeg ma kale ko nga xam ne su ñëwee rek day def nii ak man du mën a jàll ma gaaree taxaw di ko seetaan munul arrière munul avance man ko yow ak sa karawaat gu rafet gii ku la xool xam ne intellectuel nga mais li waykat bi naan science sans conscience mën ngaa jàng ba yëyi kayit yi mais doo am conscience bu normal allo salaamaaleykum te itam ni ma koy waxee lépp a ngi ci jukko ñu ngi sant bu baax a baax baa yaa ngi ci jàmm jàmbare alhamdulilah di la bëggee rek jaajëf yow la kan Cheikh Mbacke Fall Njaga Yaram na nga def baa yaa ngi ci jàmm ñu ngi sant bu baax Fall alhamdulilah avant may egg ci professeur man yàgg naa déglu say émission yàgg naa la bëgg a jot mais moom mooy jot quoi mais franchement maa ngi lay encouragé foofu nga taxaw foofu rek la quoi parce que dëgg mooy jëkk dëgg mooy mujj képp ku lay mere da nga mere ci dëgg ku lay bëgg na nga bëgg ci dëgg quoi ah oui jërëjëf te dafa am benn affaire bu am solo boo xam ne yaa ngi koy def mooy dimbale doomu aadama yi te loolu kenn du ko def di def ginnaaw. incha allah foofu nga jàppal foofu rek. foofu jaajëf. professeur boobu nag sama xarit moom laa bëgg a jot. waaw. aywa mi ngi lay dégg bisimilah. waaw xam naa su ma ko waxee tur bi ma koy wooyee dina xam quoi. waaw wooyee ko. Pape Djibi Diakhaté. waaw sëñ bi. Pape Djibi Diakhaté. Cheikh Mbacke Fall. waaw Cheikh Mbacke waaw maa ngi lay ziar Cheikh Mbacke. waaw baa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah maa ngi sant alhamdulilah. wala da nga fàtte ban Cheikh Mbacke la. Cheikh Mbacke déedéet fàtte wu ma la de. ban la. Cheikh Mbacke Thiès nga dëkk. effectivement. waaw waa R100 nga.
waaw 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 sëñ Cheikh waaw. sant yàlla. sëñ Mbacke sant nañu bu baax alhamdulilah. alhamdulilah tey nag jamono yi dama fekkee Touba quoi loolu moo tax. waaw waaw tubaarkalla tubaarkalla. jaajëf. ma ngay waajal màggal. allo. ma ngi waajal màggal dem na. kon boog Cheikh Mbacke ñu ngi koy nuyu di nuyu waa R100. waaye ba tey ci Thiès ñu ngi nuyu Ajaratu Kaka Fall sunu yaay bopp yaayu Ayta Diop. macha allah. insuffisme gi science voilà ci insuffisme gi da ngay gis ay nit yoo xam ne ndeysaan su ci ñoom leen doon xaar maanaam civisme mais sunu jëfee rek nga di cam. xam nga dafa am benn boroom xam-xam bu tudd Platon. dafa ni li gën a doy waar mooy nit ku am xam-xam te amul jikko yu rafet. gis nga damay wax man ñeent ñi bu ñu dajee ci faral bu nit waxee ma ni ko dellu si waaw nga ni ko am xam-xam ba te amul jikko yu rafet. parce que kooku musiba la ñeent ñi bu ñu dajee ci pénc problème am. ku njëkk ki mooy borom xam-xam bu maanduwul. benn ki ci topp mooy borom alal bu kàccoor. kooku yàq da koy yomb. ki ci topp mooy mag bu tàyyi. mag bu ni man taay naa sama yoon nekk. dootuma waxati. ki ci topp mooy ndaw bu amul kilifa. ndaw amul kilifa. waaw léegi nag da ngay xool ndax suñu penc mi yooyu daje nañu fi. moom bari na borom xam-xam bu maanduwul. waaw. bari na borom alal bu kàccoor. mag bu taay yi ak ngone yu ñàkk kilifa. loolu fi bari. loolu moom dafa yomb. penc bu mu daje musiba am. Platon moom nee na borom boo amee xam-xam te amul jikko yu rafet. maanaam yàq dafay yomb ci yow parce que non seulement yow da ngay def loo xam ni ay ñaawteef rek lee ne waaye nit ñi mën nañoo xalaat ni yow li ngay def comme am nga xam-xam looloo jaadu ñu topp ci bu ko defee li ngay yàq dafay bari parce que bu doon yàq bi ci yow rek la yem xëy na sa garaaw na waaye dina yem ci yow waaye nit ñi xalaat ni yow am nga xam-xam donc li ngay def jaadu na ñu topp ca loola bu ko defee yow non seulement yow yàq yow ci sa wàllu bopp dong yàq la waaye ñettee topp di xool yëpp yàq yu bëri la waaw moo tax li nga wax moom mooy li am xam-xam baax na lool waaye xam-xam dafa war a ànd ak jikko yu rafet bu àndul ak jikko yu rafet rek musiba lay indi waaw Platon moomu wax ni dafa am benn waay boo xam ni sàmm la mu tuddee ko Gygès moom la ñuy wax anneau de Gygès sàmm la boo xam ni moo gënoon a jub ci pénc mi ba nga xam ni buur sax dafa jëloon alalam yëpp dénk ko benn bis mu dem ci àll bi yóbbu jur gi daal di for benn bàgg benn jaaro moo tax ñu naan anneau de Gygès jaaro bi mu ko takkee mu yëg ni li muy def ci moom mooy bu ko takkee kenn dootu ko gis mën na toog ci mbooloo kenn du ko gis tànk mi ngi takk jooram bi mu xamee ni jaaro bi loolu lay def ci moom ci la commencé nekk njublan léegi nag waa ji di laaj ni ndax kooku ba muy jub ndax jub na ndax teggi na principe ya mu waaw maanaam kooku musul jub même ba muy jubul maanaam dafa amul woon pexe rek buy tax mu def leneen. dégg nañ la waa ki jub dëgg mooy ki nga xam ni même boo amee pexe. waaw def leneen yow ci li nga nekk ci. macha allah. waaw maanaam nit ki. da ngay jub te yàlla tax. te li nga nekk ci nga wéet gore. nga wéetali ko gore waaw loolu nag moom mooy li nga xam ni moom la ñu war a waajalee suñu penc mi ci biir kër yi xam nga moo tax valeur yooyu ak loo mënti jàng ak foo mënti jàngee ak loo mënti am ci xam-xam valeur yooyu nga xam ni def nañ ko ci yow ci biir kër gi def ko ci yow ci biir penc mi jox la ay royuwaay yu baax te am nañ fi nag ay royuwaay yu baax Sénégal moom tumurankewul ay royuwaay alors am nañ fi ay royuwaay yu baax boo génnee réew mi tamit gis ay royuwaay yu baax alors nga jël royuwaay yooyu daal di ciy tënk sa bopp man lu yàggul rek maa ngi dem Abidjan ci màggalu Grand Bassam daje faak benn hôtelier boo xam ni ivoirien la bi ñu waxtaanee ma def fa waxtaan ci français ci Cheikh Amadou Bamba bi ma paree moom hôtelier boobu dafa ni man dama yaakaar ni kon dañoo am problème kii nga wax nii moom moo def lii moo am taxawaay bii kii Sénégal la dëkk africain la ñun ñu ñuy wax ay ñoo xam ne mosuñu leen gis mosu leen xam ay maam yi ñeneen. waaw bëggu ñoo jël di ñu wax ni ñoo ñooy seen royuwaay te nga waxal ñu kii ni Cheikh Ahmadou Bamba waxal ñu Seydi Hadji Malick Sy waxal ñu et cetera ñoo xam ne lu rafet rek la ñu def. tey jii lan moo naka la xel mën a nangoo réew mu mel ni Sénégal ñuy dem France COP 21 COP 22 di dem Tokyo yi kenn xamul di jàngi environnement. te
te boo ñëwee ci Seydina Limaamu Laay xutbaam yëpp yu mu doon def tënk ko ci nañu respecté environnement bu ñu yàq géej gi bu ñu yàq jéeri ji nañu defar suñu dëkkuwaay na lépp set na lépp rafet na nit ñi yiw boo leen xoolee même ba ci laayeen yi gis nga nit ñi yiwee seen col weex tàll dal lu ñu bari ci ab penc affaire bi normal organisé ki war a wax ñëpp déglu ko bu ñëpp waree ànd wax ñu ànd wax loolu lu nga foog ni loolu dafa jékki-jékki rek am dafa am liggéey boo xam ni maam Seydina Limaamu Laay liggéey na ko ak wéetal bu mu wéetaloon ak boromam ak sell bi nga xam ni selloon na ko njaboot ji daal di jël loolu wéy ci loola mais loolu ay modèle la ay royuwaay yu rafet la yoo xam ni malheureusement dañ koo jël teg fële loolu moo tax Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ni loolu mooy tumranke mooy yow nga am lu jekk lu rafet loo xam ni ku ne soxla nga ko nga bëgg faa bàyyi sa basang ni ko Joseph Kizerbo di waxee dem di yóoti basangu jàmbur nee na bu boo demee ci basangu jàmbur boo dee toog tamit doo toog place ba gën parce que place ba gën moo fay toog bu ko defee nga gedd daal di dem ni yaa ngi jëliwaat sa basang que la gën a soxla sa basang nag jël na ko yóbbu nga daal di tumranke mais kon su boobaa nag j'avoue que bu ma liggéeyul woon seetaan leen déglu leen dana ma neex loolu maa ngi bëgg a ñëw ak moom Ndoye Bane boobu ba tey ñu ngi wax ci citoyenneté waaye modèle patriote bu baax ba nga xam ne xale bi toog di ñu seetaan mi ngi dégg ñuy wax citoyenneté xuus nañ ci lu bare patriotisme kan mooy patriote bu baax bi waaw patriote boo ko déggee bu ko tubaab waxee mooy koo xam ni patrie dafa bokk ci benn dëkk ba pare bëgg dëkk bi waaw léegi bëgg dëkk bi day tax moom lépp loo xam ni day jëmale dëkk bi kanam ci loolu rek lay dox tamit loolu rek lay wax waaw maanaam kooku jomb na di wax wala muy def loo xam ni dafay yàqal dëkk bi kooku moom mooy patriote li nga xam ni moom mooy yëngatoom yépp mooy liy defar penc mi kanam loolu nag aajewul nit ki am wala mu ñàkk aajewul nit ki dëkk capital wala nga dëkk feneen fépp foo mën a ne ak fu loo mën ci def ak ci loo mën a yëngu mën ngaa jàppale sam réew mu néew mu bari ci muy jëm kanam am na xam ne jamono dañuy fàtte moo tax dañuy fàtte am na train bi doon jóge Thiès defe naa di ñëw Dakar jamono temps yooyu Abdou Diouf moo nekk président Sénégal train bi mu taw am fu raay ba daggee benn xale bu ndaw jamono yooyu daal di jël benn piloweer bu mu soloon bu xonq daw ba fa train ba war a ñëw balaa mu yegg fa dagg fa doonu taxaw ci diggu raay bi yore piloweer bu xonq ba train bi daal di koy gis daal di taxaw bii ñëwee ne ko lu xew mu ne ci kanam dafa dagg te foofu train ba bu fa yeggoon ña ca nekkoon ñëpp ay junni nit la ñu fa la seen bakkan di yem waaw te temps yooyu jamonoy Abdou Diouf la ñu daal di jël ku mel ni Miyadoul bëgg na xam ndax xale bi décoré nañ ko alors jamono jooju xool nañ ko décoré nañ ko jamono jooju waaye daa mel ni boobu ba léegi kenn gisatu waaw loolu yooyu tamit moom mooy xam nga lu rafet yu mel noonu dafay baax sax ñu koy fàttali fu ñu toll dëgg la waaw ñu koy fàttali suñu bopp allo salaamaaleykum macha allah allo ñu ngi lay ziar kookan la mbaa naka def man la Ben Mr Ben. am nañu gan bu dul fàtte tey Ben namm na la. sama sister Eva. maa ngi la koy delloo Ben. et puis di nuyu mon ami Jibi ça va. waaw sëñ Ben ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. jaajëf maa ngi seetaan seen émission bi fan yii yëpp. dëgg la. je crois genre thème yi la Sénégalais yëpp war a wax pour sañu Sénégal jëm kanam quoi. dëgg la mais man dafa am ñaari affaire yoo xam ne dama koy jàng depuis may suivre thème bi keroog Ndoye Bane moo ko wax muy wax bu am solo. mu di mu ne bu fekkoon dañu dem ci je crois kilifa aada yi. waaw ne leen pour ku nekk lancé benn appel. Sénégal man fetaay bi laay wax Sénégal set. bu ñu ko lancé le matin bu ngoonee ñu gis Sénégal yëpp set na. est-ce que. léegi may déglu grand ji bi mu ne boo demee ci village bi et man j'ai fait cette demande damay dem ci village bi day set wecc. waaw. mais mu ne bu ñu ñëwee Dakar dañuy ne dëkk buur la lu waay neex def. donc loolu mooy on a des citoyens yoo xam ne ils sont pas patriotes ku nekk da ngay def lu la neex. li ñuy def ñoo ko tey effectivement. donc léegi bu fekkee dañu jël ñu dem ba ci fanatisme affaire religieux bi bu religieux yi waxee ñu defar léegi man je demande foofu rôle sanction kan moo ko war a indi dans un pays. il doit sanctionner. État. est-ce que il n'est pas temps comme que ñun on est des citoyens mais on n'est pas patriote ñu ñuy commencer sanctionner di tëkk suñu ndigg di ñu dóor bu baax ñëpp di ci teg seen bët. donc je crois bu fekkee dañu bëgg a wax citoyen ak patriote ba pare boole ci le masla sénégalais. je crois on va jamais avancer. bu sotti. donc moi je trouve à mon humble avis que il est temps au Sénégal que les gens parce que li ñaari wax yooyu boo ko xoolee rek
mooy donc ñun li ñuy def ñoo ko tey donc ñun am na loo xam ne mun nañu corriger am na loo xam ne mun nañu yar et je remercie Djily bi nga xam ne ni mu ubbee mu wax ñu doon julli ci église ñu xam ne Sénégal benn la mun nañ ko defar mais am na ñoo xam ne comme ni ñu ko waxee bu fekkee da nga dem dans les réseaux sociaux bu ñu fa waxee lu bon foofu di nga fa gis ay vues yoo xam ne doo ko mës a gis waaye bu fa toogoon ñu leen ne Djiby Diakhaté nee na citoyen ak patriote ñi la war a def benn vue nga fay gis donc ñun lan lañ bëgg donc y a un problème moo tax ma ne il faut qu'on ñu am benn état boo xam ne dafa fort wala ñuy jàngale waat ci école yi citoyen ak patriotisme wala di koy teg ci télé yi di koy def 30 minutes chaque jour avant les JT comme ça sénégalais xam lan mooy un nom lan mooy pays boo xam ne citoyen lan la war a xool pour defar réewam loolu dafa am solo nit ki lan nga xool mën a defar sa réew pour sa réew jëm kanam ba pare su boobaa nag ñi nga xam ne ñoo nànk réew bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw bi ëpp réew bi ñooñu tamit ñuy joxe ay actes yu baax di wax lu baax parce que mënoo defar ñeneen ñi nekk ci ginnaaw di faxawloo je crois que loolu Sénégal du am jàmm mukk ci en domaine de citoyenneté et patriotisme donc loolu laa bëggoon indi sama contribution di leen di nuyu et puis di nuyu tamit sama système bi jóg bu baax di koy xool ci mu nekk waaw Mamy Diop ma ngi lay dégg fu mu ne nii antenne am yëpp kii na taxaw na macha allah aywa merci Benoît merci professeur dégg nga ko waaw maa ngi rafetlu bu baax intervention Benoît sama rakk ju baax la dëgg la mais loolu mu wax rek moom moo am loolu mooy li nga xam ne moom moo am sanction bi muy wax mooy mi ngi tàmbale ci yar bi ñuy wax xam nga sanction bi d'abord mooy nit nga mën a sanctionner sa bopp macha allah waaw mooy nga nekk sa gendarme bopp daan ni lii waruma koo def ba nga xam ni sax bu fekkee ne seytaane dugal na nga ba nga def ko yow sanctionné nga sa bopp maanaam lu teg nga sa bopp ab daan waaw métti lu nga ko sa biir xol daal di xam ni lii da ngaa juum parce que nag doomu aadama nga yenn saa yi nga juum waaye di nga ko méttitlu sa biir xol te di nga taxaw réccu loolu ba ëllëg dootoo ko defati loolu mooy sanction bi njëkk léegi sanction boobu nag bu amul il faut mu am sanction boo xam ne mooy sanction bi penc mi di teg nit ki bu wàccee charte bi loolu nag responsabilité état la parce que gars yi tamit seen yi ñuy def nii bu ñu demee bitim réew duñ ko fa def de boo demee bitim réew da nga fay fekk ay sénégalais fekk fa ay africain fekk fa ñeneen mais da nga leen di fekk ñi charte ya ñu teg moom la ñuy respecté de. kon mbirum ma tey mi ngi ci biir ñu wax ko te mu leer. fa yi gars yi xalaatuñu ko. di ko waxuma la sax fa mais di dawal di corné rek de laa la wax corné demal France nga ne yaa ngi dawal di corné ci corné yu ñàkk fay comme ni ñu koy defee fii nga xam ne dañuy corné ba kenn du dégg taxaw fu la neex ci kaw trottoir nit ñi ñëw borom sio ndox ma ñëw tuur nit ñi ndox. parce que foofu dafa am sanction am lu ci ne. sanction dafa nekk loo xam ni dafa am solo. léegi tamit nag ñi nga xam ni ñoom ñoo war a sanctionné ñu dénk lañu ñoom it ñu am taxawaay bi nga xam ni war nañu ta koo taxaw parce que nit ki dañ laa war a jox cër loolu boo ko dee xool tamit bu njëkk cër ba ñu joxoon ñii nga xam ni ñoom ñooy takk der yi ak cër bi ñu leen jox léegi xaw na wàññeeku te lépp nag comportement ci nekk. waaw sax loolu yëpp dafa am jàngalekat bu njëkk cër bañ ko joxoon ak jàngalekat bi ñu jox cër tey jii nii comme man jàngalekat laa moo war a nekk exemple moo waroon nga joxe ak cër bi ñu leen jox tey bokkut ñun bi ñuy nekk élève nekk primaire Ndoye Bane yow mii war nga xam loolu maître ya cër bañ leen joxoon maître waxuma la sax jour mais samedi wala dimanche mu gis la ci mbedd mi maanaam lundi moom jàppal ne sa leçon boo ko mokkalul di nga am problème am na ci maître yoo xam ni dañ daan ñëw samedi ak dimanche àllarba ñëw sax di dugg ci kër yi di xool ba xam gone yi ña ngay jàng seen leçon am déet cër boobu nga xam ni maître yi ñoom la amoon nga xam ni bu ñu nekkee ci benn village këyitu juddu yooyu ñoo koy defar yenn saa yi bu amee problème ci biir kër yi ñoom la ñuy ñëw seeti ñu waxtaan transfert yi maître bi nekk koo xam ni daanaka li préfet doon joué yu kenn xamul loolu rôle boobu yëpp moom moo ko doon joué ndax léegi ba léegi ndax rôle boobu la ñuy joué léegi nag bu dee Eva la mi ngi daw ci 1 heure de temps bi mu def école bi ñaata la ci am dawati feneen def acrobatie yéeg wàcc doo xam sax turu élèves yi doo mën a am élève boo xam ne yaa ngi koy suivre de très près pour xam ay compétence am wala dara élèves yi itam léegi faaw nga neexal leen pour ñu ñëw dikk jàng si kenn comprendre au-delà de ça parce que patriotisme citoyen man damay poser wu la question est-ce que africain yi waaw am nañu fierté nekk ay africain est-ce que sénégalais bi il est fier d'être un sénégalais est-ce que sénégalais bi bëgg na réewam waaw est-ce que bëgg na parce que ngay gis ma ngay gis yenn saa yi da ngay gis ni koo xam da naan j'ai honte de mon peau j'ai honte de mon identité j'ai honte de plusieurs choses yoo xam ni da koy posé wu nga yàlla def la nit ku ñuul nga xeesal yàlla def fi ay références gisoo fi benn jeune allo yi waaw salaamaaleykum waaleykum salaam salaam wa rahmatulah Alioune Diagne laa tudd Alioune Diagne bisimilah
bismillah. waaw man benn question rek la amoon ci la notion du patriotisme. bon léegi dama bëgg xam bu patriotisme demee ba doon fanatisme par exemple dans exemple Hitler moo ne sama bopp quoi. naka nga leen di différencier ko. parce que c'est très simple c'est très bien d'être patriote mais à l'excès mën na gaañ quoi. donc mais en gardant en tête que je pense à Hitler, Mussolini, tous ces gens-là, ils sont proclamés des patriotes. Et en fin de compte, dañuy def ma ak yu bokk ci àdduna quoi. dañuy def waaw question bi mu posé dafa am solo de. maanaam dafa xam nga Hitler. bi mu nekkee Allemagne dafa bind benn téere bu tudd Mein Kampf. maanaam moo combat maanaam li may xeex. Hitler jàppoon ne moom Allemand yi dañoo bokk ci benn race boo xam ne moo gën ci àdduna bi race boobu mooy race aryenne mu ni ñun suñu race ñun Allemand yi ñooy race bi gën ci àdduna bi donc ñun dañoo war a noot képp kuy nasaraan noot yahud yi noot nu di ñuul ñi ba pare nag nekk buur ci àdduna bi ñun suñu race maanaam dafa jay waa dëkkam ba waa dëkk ba nag mujj koo gëm fekk ko ci loola mu ni nag ndax loolu nekkul loo xam ni patriotisme am na ndax bëgg nañu réew mi fexe na ne ba ñu bëgg réew mi mais loolu dafa indi jëyee après ci àdduna bi xam nga kon loolu warul taxul jóg patriotisme li ko tax a jóg mooy nga bëgg sam réew waaye nga bëgg sa réew ci defal sa réew ci jàmm te nag bañ a indil jox cër ñeneen ñi parce que nag bokk na ci bëgg ca réew jox cër ñeneen ñi. dëgg waaw ni may joxee cër ñeneen dafa bokk jox sa Hitler nag moom joxul woon cër ña ca des. nationaliste. voilà moom dafa jàppoon ne wax na Mussolini foofu ci Italie moog Hitler ñoo bokkoon daanaka li ñu doon xeex ay nationaliste lañu. maanaam dañoo jàppoon ni ñoom seen race moo gën ñëpp. Hitler li mu doon wax politique de l'Anschluss moom mooy na fexe ba noot dëkk yi nga xam ne ñoo gën a jege. Allemagne. moo tax mu daal di xeex ak ay Angleterre ak ay France ak ay affaire te demoon na ba gañe leen. foofu tamit tubaab yi am nañu war nañ ñoo delloo njukkal. ndax bu dul woon suñu maam yi nga xam ne takk nañu seen digg dem jàppale leen di lambaay dina ñaaw. waaw Italie kon koy France bokk ci Allemagne. waaw ko xam nga donc parce que demoon nañu ba Hitler jekku leen dëgg sax. parce que dafa waajal boppam demoon na ba si ce n'était pas les noirs. braves comme des. xam nga professeur loolu la bëgg a wax kon baax na patriotisme. nga bëgg sa réew. waaye bëgg sa réew dafa toll ci tamit nag nit ki ci leneen lu mu ne. nga jàppale ko ci loolu moom damay terminer Adam mooy capital spirituel gis nga suñu capital spirituel suñu diine suñu ay gëm-gëm sax ñun daf ñoo yóbbu ci doomu aadama ak fu mu mënti bokk bu yegsee nga jox ko cër loolu moo doon indi boo dee xool démb ak bërki démb bu nit mësaan jóge beneen réew indi sant boo xam ni bokkul ci santu réew mi dañ koy jox sant réew mi daan ni ko sant ba nga indi mooy sant bii Traoré moom mooy Diop Coulibaly moom mooy Fall Jaxate moom mooy Ba Jaara moom mooy Njaay waaw bu ko defee yow dañuy xam ni sant bi nga indi bokkul ci réew mi waaye dinañ la jox sant bi nga xam ni moom moo ànd ak moom bu ko defee nga mën a bokk di kalanteeg nit ñi façon kal yooyu nga doon gis nga xam ne daan am ci diggante sant di am ci diggante waaso mais pour wane ni kii bokkuma ak moom waaye jàmm rek moo mën a dox si suñu diggante loolu moom mooy jàngale bi mooy li ma ndooy doon wax léegi am nañ ci aada ak cosaan yu rafet yoo xam ni malheureusement dañu nekk di ko fàtte wala ñu koy fooye ba nga xam ni loolu day indi ay jafe-jafe su ma ñëwaatee sama question bi dafa mel ni sénégalais bi est-ce que il est fier parce que soo xoolee par exemple le jeune sénégalais il préfère Beyoncé que Coumba Gawlo Seck ou Viviane il préfère Johnny Hallyday que Youssou Ndour le jeune sénégalais il préfère Macron que Macky Sall il préfère Nelson Mandela que Ablaye Wade affaire complexe la wala lan la. moo ne du ñëpp nag. non mooy mënu doon ñëpp li baax kenn du ko wax la nga xam ne moo ko parce que dama mos a dafa am benn manifestation bu ñu mosoon a woo place de l'Obélisque ñuy xeex ci affaire immigration yi nii mais bi ma demee maa ngi dégg way yéen fa doon teg yëpp amul benn wayu sénégalais buñ fa teg ay Tiken Jah lañ fay teg ay Alpha Blondy et tout su fekkee affaire immigration clandestine la Youssou Ndour way na ko Omar Pène way na ko Aline Mbaye Nder way na ko sénégalais yu bari way na ko te ñun sénégalais yi ñoo woote rassemblement boobu pour wax suñu mbokk sénégalais yi bàyyi leen géej gi ngeen di jël di dem a dem nañ ñu tegal suñuy wayu sénégalais
lu ñuy tegale Tiken Jah lu ñuy tegale Bob Marley dañu tegal ay Alpha Blondy mel ni ñun kuy jéggi waan yi day fekk sa dëkk dafa tëggul c'est day complexé ña ko organisé woon dama ne leen du ma fi toogaat parce que ay complexé ngeen doo leen ay patriote da ngeen di nax nit ñi loolu laa leen wax dem sama yoon naa foorul wala si non foorul duñu ay patriote duñu ay parce que mënuma comprendre yow ñi nga communication dafa am ñan ngay waxal ay sénégalais nga xam les jeunes sénégalais ngay waxal tegal leen luñ mën a dégg Tiken Jah la muy wax la muy way ñun dégguñu ko d'accord mais dañu toll itam Ndoye Bane macha allah ci sa xalaat dañu toll ci jamono boo xam ne dañuy fédéré dañuy bëgg Afrique ñëpp doon benn dañuy bëgg ni mu ko waxee sànq ci waxtaanam cousinage à plaisanterie mi ngi fi ñu ngi wax kële nga xam ne dafa dikk sant Njaay ñu ne ko foo ñëwee fii santale nañ la Jara je pense que foofu garaawul da nga koy rafetal rek da nga koy rafetal le Sénégalais il préfère RFI que RFM pourquoi mais waxoon naa la ko bi Sénégalais ma non duma j'écoute pas ay Ndoye Bane yi parce que c'est-à-dire patati papaam réer mu ni RFI rek lay déglu papaam réer mu wër ko weer gisu ko RFM la mujj ñëw ni Ndoye Bane dañ ma boole ak yow man du ma déglu seen rajo yi waaye nee nañ forcé nañ ma ne ma daa ñëw ci yow bi ma ñëwee ci 9h midi papaam feeñ man ko léegi di nga déglu RFM wala foo RFI ngay déglu mun ma léegi kay RFM rek c'est ça c'est que dañoo desee gëm suñu bopp gëm suñu réew mi moo tax yii nii fu ne lu neex waay wax fu neex waay tour mbalit fu neex waay gaaree te soo demee Maroc wala nga dem France doo ko def macha allah ci toogaayam mais bu ma fàttalikoo mi ngi wax bi ñuy wax ci waxu Hitler ba waa ji woote sànq ñu ngi koy remercier muy wax ne dañuy dem ba patriotisme mu ànd ak fanatisme xam nga nag lan ak lan ci gëm suñu bopp boobu di nga gëm sa bopp du tee nga ñàkk xajal kenn mooy li ñuy wax ne bul jàpp sa juddu ngalam la jël ba su jàmbur def ko non dama naan adduna bi yëpp bëgg naa leen waaw adduna bi yëpp Afrique ma ci gënal man Ndoye Bane waaw Afrique gi yëpp Sénégal ma ci gënal am nga ci droit waaye Sénégal gi yëpp Pire ma ci gënal loolu lay def waaw mais xam nga dafa am yow tam la même chose kii tamit la même chose mais gënal bi mooy tey ji man noonu laa ko defale mais tey ji mënoo nekk sénégalais ba pare yow bëggu journaliste sénégalais yi da nga leen a xeeb politicien sénégalais yi da nga leen a xeeb baykanu Sénégal da ngeen foofu tegal foofu baaraam loolu ba pare nga ni patriote nga tey professeur jërëjëf Ndoye Bane macha allah ci sa xalaat professeur tey ma nekk taskatu xabaar bu ñu ràññee macha allah ma bind benn mbir moo xam ni bi ma ko bindee daal xaw na yëngal réew mi ku mel ni yow ci sa toogaay naka ngay gisee loolu. waaw xam nga loolu responsabilité la te loolu dafay tàmbalee ci formation. D'accord. je crois que bu fekkee ne taskatu xabaar bu ñu ràññeet la am na formation bu nga xam ni jox nañ ko formation bi mooy li Ndoye doon wax sànq maanaam ñu fexe ba nga xam ni am na science maanaam war na xam tas xabaar naka lañ koy defee waaye tamit nag ci ginnaaw jàngal nañ ko déontologie. maanaam ki nga xam ni jikko yi nga xam ni moom la war a am comme taskatu xabaar. moom métier booy def rek métier boo mënti liggéey dafa am ci ginnaaw déontologie moo xam da ngay àtte moo xam da ngay jàngale moo xam da ngay faj métier boo gis am na déontologie loo xam ni moral la maanaam moo naan la lii sañ nga koo def wala lii sañoo koo def waaw am na loo xam ni boo ko waxee mu tasum réew jaru ko bu fekkee ne da nga bëgg a jaay sa journal kese jaru ko parce que dafay tasum réew lii boo ko defee boo ko waxee mu defarum réew waaw loolu wax ko waxaat ko. allo oui salaamaaleykum. loo xam ne boo ko waxee mu defarum réew wax ko waxaat ko. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa bëggoon intervenir ci benn point ci seen émission bi. bisimilah bisimilah. maanaam Ndoye Bane loolu muy wax noonu. waaw. ni gëm sa bopp. man dama jàpp ni gëm sa bopp baaxul. est-ce que. li baax mooy xam sa bopp. xam sa bopp. boo xamee sa bopp. doo roy kenn. te roy boo gis mën naa am ci réew. loolu ànd naa seen moom. macha allah. boo xamee sa bopp. waaw. doo kenn du la yéem. soo xamee sa bopp kay da ngay gëm sa bopp. waaw boo xamee sa bopp kenn du la yéem. ñaar dañoo ànd mais dafa wuute. bu la kenn yéem ci sa bopp ngay tàmbalee ba ci ngeen di wax si suba ba ngoon nga jàngal ko teg ko ci table yi teg sa bopp daal di dem ci kanam.
kon waxul gëm sa bopp nañ ko jéem a bàyyi fii ci Sénégal te jàngal Sénégal yi xam sa bopp. xam sa bopp. macha allah waaw nee naa boo xamee sa bopp du kenn du la yéem lenn du la yéem. bu la lenn yéem. di nga lijjanti ba xam nooy bayee gerte wala pomme pour mu jëriñ la. dëgg la bu la kenn yéegul. doo lay ba looy li pomme nekk effectivement dëgg la macha allah. kon laajal professeur ndax xam nañ suñu bopp ñun sénégalais. waaw nga ni lan ñu laaj professeur ndax li woykat ba woyoon ndax jigéen xam na boppam. ndax sénégalais xam na boppam. waaw c'est que boo ko dee xool xam nga wax naa sànq ni la tubaab bi mu ñëwee. waaw daf ñoo bëggoon a noot. mais tubaab bi dafa muus. bi mu ñëwee daal di ñuy gagné ci arme maanaam buur yi fi nekkoon yëpp ay xeet ay jaaseeg lañ doon xeex moom tubaab bi moo leen ëpp doole. bi mu demee ba nga xam ne gagné na toog nag. dafa ni ñii noot naa leen waaye des na. parce que li des mooy jëlaguma seen xel. il faut ma fexe ba ñu sori seen aada ak seen cosaan ak seen diine. ñëw fekk si ma man ci li ma ne. nee na bu boobaa nag laa leen di noot dëgg. loolu tax mu ubbi ay école am. taal sunu daara ji ca Pire. loolu dañ koy fàtte. waaw maanaam daara ji nga xam ne moom moo nekkoon Pire. dafa nekkoon université bu mag boo xam ne ay faculté ñoom ñoo fa nekkoon. waaw maanaam dafa amoon faculté de santé foo xam ne dañ fa daan jàngale mbirum paj. nga xam ne dañ naan la boo jëlee garab bi boo defee nii boo boolee lii dina faj feebar bi dafa amoon faculté de santé. am faculté boo xam ne grammaire lañ fa doon jàngale. maanaam ci mbirum làkk ak yu demee noonu naka ngay làkkee yu demee am faculté boo xam ne dañ doon waxee am réew administration naka lañ koy defee. ñu mel ni ñoom Thierno Souleymane Baal mii ñuy wax ca Fouta ñoom Imam Moussa Kane jaar nañu université bu Pire. ci ñi nga xam ne dañuy seen xam-xam dafa màcc ci taarix wane nañu ni 20 000 livres maanaam 20 junni téere ña nga fa woon yoo xam ni suñu maam ya fa nekkoon ñoo ko bind ak seen loxo. tubaab bi ñëw lakk téere yëpp. ñenn ña fa doon jàngale mu jëlee leen ci dëkk ba ñeneen ñi mu faat leen. daal di lakk kii ba mu kii tabax école am. Cheikh Hamidou Kane mi ngi koy bind ci aventure ambiguë ni tubaab bi mu ñëwee dafa daal di toxal ba pare daal di sanc dafa toxal sanc. maanaam li fi nekkoon di aada ak cosaan ak gëm ak diine la toxal daal di sanc yëfu boppam. li mu sanc moom moo fi indi tribunal ñuy attewoo ci façon bi muy attewoo boo dee xool suñu tribunal bi ni ñuy attewoo ba léegi. lu ci bëri ci tubaab ba la jógee. suñu code yi ci bëri. dañoo fekk ñoom la ñuy attewoo rek yu ci bëri dañoo dem jëli foofu rek ñëw indi ni ñu tuddee suñu bopp maanaam boo dee xool ci tribunal la ñëpp avocat foofu président tribunal foofu. greffier foofu maanaam ñoom ni ñuy organiser rek la ñuy organiser amul dara lu ñu changé. donc ñu jël suñu école bi moom ndooy baan bi nga doon ñu jël suñu école bi jàngale fa français ba léegi amul lu ci changé suñu école bi français la ñuy jàngale xale bi bu jàngee ci école bi xam na Victor Hugo xam na madame de la Staël maa ngi lay wax léegi Platon di la wax ay Aristote di la wax et cetera mais fi mu toll nii boo ko waxee Ndamal Gosaas ay ree nga koy def boo ko waxee Kocc Barma ay reel lay def boo ko waxee Seydi Hadji Malick Sy danaan Seydi Hadji Malick te Seydi Hadji Malick Sy li mu bind jëmale ci taxawaay doomu aadama ci pénc li mu jëmale ko ci ab yar li mu bind dema ci defaru pénc ci wéetal sa borom mais lu ama am solo la loo xam ne ëpp na njariñ fuuf li nga xam ne dañ koy jël di ko jàngale yenn saa yi suñu ndaw yi ci suñu école yi donc daf lay war ni foofu tubaab bi dafa dem ba ñu jël ñu ba nga xam ne ñun dañuy jàpp sax suñu bopp ne ay tubaab la ñu bari na ci ñoo xam ne ci kaw la ñu ne maanaam ñi nga xam ne ay njiit lañu ku ci jël sa vacances yaa ngi xalaat dem ci dëkk tubaab yi. doo xalaat dem ni xaaral ma dem war xoox. woykat ba ne woon na dem neppaliku ci yeneen réew te mën a dem. Youssou Ndour woy na ko wax na dëgg loolu ci patriotisme la bokk. mais loolu ci patriotisme la bokk maanaam yow nga jël sa vacances. daan ni xaaral ma dem war xoox. dem noppalu fa. lenn li nga xam ne yóbbaale na ko ci wërsëg mu meññ foofa. nit ña fay dund daal di am ci lenn lu ñu jàpp. moo gën nga jël sa àll koppar boobu yóbbul ko tubaab bi jox leen ko. waaw donc waxuma nag dañoo war a tëju ci suñu biir. xalaatuma loolu. waaye damaa bëgg a wax ne bay sa weewu tànk
waaw béy sa wéy tànk da ngay tàmbalee yow ci li nga moom defar ko ba mu jàkk ci keneen ki li mu moom nag am na lu ca baax nga dem jëli ñëw teg ci sa loolu tax boobaa na di wax na esclavage mental moo gën a garaaw esclavage mental bi waaw soxna Miyandu dégg xam naa ne tu es à l'école de Djibi Diakhaté mu ngi feeñ ci yow macha allah Ndoye Bane soxna Miyandu dégg nañ la gis nañ ne waxtu bi wax dëgg yàlla daf ñoo dab fàttali mbokki téléspectateur bi nga xam ne mi ngi soog a jàkkaarloog ñun dañu doon waxtaanee li nga xam ne mooy citoyenneté ak patriotisme ñaari mbir yu am solo macha allah ku ci nekk ci ñun war na ci am une bonne dose pour que suñu dëkk bi mën a émerger wax nañ ko démb bu ñu jógee ne émergence bu jëkk dafay dugg ci wàlli comportement ndax nit ki wax dëgg yàlla boo jëfee rek ñu mën a wax ne kii mooy diw kii fii la bokk te loolu defe naa mooy defar réew professeur waxtu bi dab nañu ba noppi doyaluñu dara waaye programme la boo xam ne day topp yoonam faaw dinañu tàggoo ñun itam. jërëjëf man vraiment maa ngi rafetlu waxtaan bi bu baax a baax parce que lii tamit mooy jëmale réew kanam nañu fexe ba suñu institution yi nga xam ni defar nañ ko ñu jox ko cër bi nga xam ni moom la war a am moo xam nag foo mënti bokk mënuma nangu sénégalais nga nekk Sénégal suñu équipe war a football nga koy contre bari na fi mënuma maanaam yu demee noonu yooyu sam réew doo ko contre mën nga nag ni ñuy doxalee yenn yi nga contre ko nga wax ko waaye réew ma ca boppam doo ko contre te wax ba sax da nga koy solal mbubb mu rafet voilà sam réew doo ko contre am réew da nga ciy indi sa xalaat da nga ciy indi sa doole da nga ciy indi say pexe ca nañ koy defaree dañ koy tëggee ba réew ma nekk ci réew yi gën a taaru amul benn réew boo xam ni jëm na kanam suqale ko wu na te nit ñi ci seen bopp nekk ñu ay citoyens yu wér nekk ñu ay patriotes yu wér tey exemple li ñuy jël muy ay Chine muy ay Singapour muy ay Malaisie muy ay Inde muy ay Brésil nga xam ne dañ leen tudd pays émergent boo fa delloo da nga fekk nit ñoo xam ne dañoo bëgg seen réew dañoo fonk seen réew dañuy liggéey pour seen réew kanam loolu rek moom moo mën a jëmale réew kanam waaye bu fekkee ne yow da ngay xalaat ni diw bu defaree affaire bi defaru daf may yàqal donc naa fexe ba affaire yi yàqu loolu buñ ko defee dafay xaw a jafe nag kan dëgg la alors Ndoye Bane professeur merci beaucoup kontaan nañu Ndoye Bane lan ngay tàggatoo yow itam. lii di remercier bu baax a baax professeur. affaire bi am na solo comme ni nga ko waxee rek su fekkee nit Abdou Karim Fofana mi ngi balee dëkk bi. mi ngi defar dëkk bi. waaw te bëggoo mu réussir. wala président bi fi nekk yow yaa ngi bëgg place am. te bëggoo mu réussir soo ñëwee yow it doo réussir. donc ñun ñi fi nekk yëpp kenn ku nekk da ngay yéene sa morom jàmm bëgg sa morom réussir maire bi fi ne nga ñaan mu réussir adjoint maire bi fi ne nga ñaan mu réussir commissaire police bi fi ne nga ñaan mu réussir ki nga xam ne chef de quartier bi nga xam ne ngi góorgóor ci quartier bi di ko bale nga ñaan quartier bi muy bale yàlla na ci réussir di ko defee dëkk bi chaîne lay doon dëkk bi day daal normal dugg nga ci laayante biir ak yenente jàmm voilà su ñëpp walee su fukki di gas nag fukki du suul pax du am da ngay bale sa mbedd mu nekk nga gis benn jeeg bu salte ñëw jël ay waasintóoru jën xëpp ko ci mbedd mi soo ko waxee mun la mbedd mi mbeddum buur la doo ko mënal dara wala mu saaga la wala coow li bari nit gaare boo xam ne du yoon nga wax ko mu saaga la nga ñëw gis ay ponkali mag jëm ay maire wala ay paa naan dañuy wut yàlla ak yonent bi tudde seen bopp sopp nag fekk soppuñu kenn seen bopp leen sopp baare tali bi di conférence nga wax leen ko ñu ni diine ngay xeex loolu mooy Sénégal donc naka li fooy fan lañ jëm il faut ki war a dóor fan nañu jëm mooy li professeur wax sànq pour won que ne déglu nañ ko bu baax a baax nga gëm li nga gëm te xam ni wax dëgg yàlla leneen bu amoon itam doo ko soppi ndax li nga gëm ca njalbeen lu baax la ne nit itam dafay gëm loo xam ne baaxul lu safaanu la waaye lépp loo xam ne rek dañu koy gëm macha allah yàlla nay lu baax ñu ànd ci nag ak sunu ay principe ak sunu ay conviction bu ko defee dara duñ ci dindi dañu nekk nag ci réew moo xam ne mbokk yi da ngay dégg Eva Tra ne bu dee dangaa nangam maa la gën a nangam nit yàlla nañ ci yàlla musal nit kay da ngay ne bu dee dangaa baax maa la gën a baax foofu la ñu war a mën a toll kon bokk yéen ñi toogoon itam jàkkaarloog ñun kontaan nañu loolu ci ànd ak yéen ñuy remercier ñoom Abdoul Aziz ñoom Aziz Fall macha allah ak ki nga xam ne mooy Babacar loolu bu ma ko waxee xel dafay dem ci équipe bu Miyandour kontaan nañu loolu ci yéen Eva Tra mi ngi remercier Ndeyami borom Fatoumata Coiffure mais nga nekk ci 77 648 56 77 648 56 et mbubu mu rafet mi itam faaw dinaa ci remercier waa Bamana Couture ñoom itam ils sont joignables
au 77 321 08 74 mbokk yi yal nañu yàlla may dégg ak topp yàlla jubóole ñu yàlla fësal lépp loo xam ne mbaax la ci ñun yi nga xam ne bu feeñee indi sunu doyadi daal wala ñu manqué nu yal nañu ko yàlla làqal fu yàq àggul macha allah yal nañu ko yàlla làqal foo xam ne sax ñun duñ ko xam noonu laa koy mën a waxee Mia Ndour kon boog bon appétit à tous di leen wax ne rek maa ngi dem tey seetiwaat Mami Diop ndax fan yi ci moom rek laay daanalee Mami yàlla na la yàlla defal jàmm yow ak bébé aywa à demain incha allah.